yeneen nit ñoo xam ne am nañu xam-xam wala am kattan wala am moyen pour indil commune bi loo xam ne commune bi amul moo tax tout partenariat suñ ko déggee rek ñun dañ koy rafetlu ñu sawar trop pour ñëw jàppale le maire sur ce nouveau partenariat. Je crois que li fi tajale nit ñëpp mooy déglu ces partenaires là ba xam lan la ñu proposer à la commune de Thiénaba exposé nit ñi maa ngi doon xaar fekkoon ne am leneen lu ñu war a projeté ñu projeté ko pour ñu gën a mën a xam lan la su loolu passé na si la ñuy xool maintenant les conditions du partenariat parce que à la kulli al dina am après des documents ñuy indi un projet écrit noir sur blanc teg ko ñu xam ne ñii ñooy diw parce que ñu xam d'abord la carte d'identité des partenaires là ñoom lan lañ société la ñu ONG la wala lan la fu ñu basé wu la ñu doon liggéey lan lañ mos a liggéey feneen xam seen am seen carte de visite ah xam am seen référence ah donc xam bu baax a baax ñan la ñuy jëflanteel su loolu amee ba pare ñu xam ñoom lan la ñuy proposé pour def ko fii ci Thiénaba ñu bind ko indil ñu le maire et son équipe municipale étudier ko le maire ak agent état yi fi nekk muy sous-préfet agent de chef de serre ak ñi fi nekkal état aussi dinañ ko étudier xam partenaires yooyu maire bëgg a jëflanteel lan la ñuy indil commune de Thiénaba su ko étudier ba pare le maire ak son conseil municipal jóg a jël décision su fekkee ne ay lu ñu leen war a affecté la ci suuf kenn mënu ko def lu dul conseil municipal kenn mënu ko def lu dul le conseil municipal il est souverain en matière d'affectation de terre du domaine national te conseil municipal su boobaa balaa mu koy def allah kulli al dina gestu ba xam ndax population bi koy recevoir muy village yi mu concerné ndax ñooñu ànd nañ si wala ànduñu si te pour que ñu ànd si lu mel nii moo mën a tax maanaam woo leen tey associé leen si réunion bu mel nii ñu teel a xam déjà ëllëg fu ñu jëm ba su jotee bañ leen wax ne ah yéen que seen gox bii commune conseil municipal soxla na fa nangamu hectare pour affecté ko pour projet boo xam ne li lay indi njëriñ ci askan wi population yooya mën si gis seen bopp. conditions yi leen ko joxee aussi mu leer donc loolu yëpp procédure la boo xam ne je crois que tollu guñu foofu fi ñu toll mooy ci information moo tax bi ñu ñëwee sànq si njëlbeen gi man jëluma kàddu parce que tam ni suñu ñëwee su présider réunion bi ubbi réunion bi wax mais mënoo ko wax si loo xam ne xamoo ko dañ ñëw pour déglu kon dama doon ñaan muy ñun ñëpp ñu teegum ñu déglu gars yi ñu gën ñu waxal liñ ñu bëgg a indi lan la ñu projeté su amee ay questions yu leen posé ñu posé ay questions si li nga xam ne ñoom lan lañ bëgg a def ñoom nag suñu demee ñun ñu des fi ñun waa Thiénaba le conseil municipal bés bu ñu tollee réunion de conseil toog fii ñu dañuy affecté des terres à quelqu'un tous les conseillers sont souverains boobu sama na dara teew mais man dama wax parce que du ma influencer décision conseil municipal damay bàyyi conseil yi ñu discuter waxtaan werante ba jël décision li ñu war a jël man leen di xaar approbation à mon niveau au moment de l'approbation aussi man je vais défendre aussi l'intérêt et des populations et du conseil municipal et de l'État du Sénégal. miinanteegunu bu baax ndax defe naa tey la sunu troisième fois sali lan ma woo mais mi ngi jaar ci waar yi moom rakko madame la ministre d'État soxna Ndeye Marème Badiane dañoo bokk jenn ndey yàlla dafa dogal ñi nekk ay xaritam mu ànd ak ñoom di liggéey mu gis loo xam ni am na njariñ ñu naran koo yóbbu ci beneen commune ci la ma woo téléphone mu ne ma nag soxna si am na lu ma wax ci yow am na lu ma wax ci Thiénaba parce que ñun ñëpp Thiénaba lañ dëkk ñu bëggan bu la intéressé nga fekk nu sali ñu waxtaan ñu xool ba xam lii dina baax ci sa commune wala seen commune da ko soxla ma déplacé wu keroog bi may dem Tanor laa àndal deuxième fois bi ñu woowaat ma Dakar wan ma li nga xam ni moom la ñu xalaata def defe naa su ma juumul li ci ëpp solo ngeen di ko def mi ngi koriwaar parce que am na lu ngeen ma wan loo xam ni ñoom suñu ko gisee ñooy waxal seen bopp kon man li ma man rek mooy gis loo xam ni baax na ci sama xalaat ndax li baax moom yéen a koy wax waaye sama xalaat jàpp naa ni su préfet baax na kon du ma mën bu indil ko askan wi ñoom suñu gisalee seen bopp ñoom ñooy tontul seen bopp
ginnaaw nag suñu gisee ak ñoom bariwul ñoom dañuy commencé liggéey bi kii mooy sous-préfet mi ngi toog di gan ci fii ci commune bi Thiénaba conseil municipal bi it ñoom ñëpp ñi ngi fi présenté naa leen chef de village yi nga xam ni fi nu deman doon ko xool ñoom la concerné chef de village yi Thiénaba Gare mi ngi nii kon ñi fi teew mooy ginnaaw sous-préfet mooy conseil municipal bi nga xam bu ëllëgee ñooy dogal bi ci topp mooy chef de village yi nga xam ni ñoom la concerné ñooy tànn ak responsable yi nga xam ni ñi ngi teew te développement rek ñor leen en tout cas nag ma di leen dalal di kontaan ci teew gi nga xam ne moom ngeen teew fii tey di am yaakaar ni yàlla mën nañoo dimbali ndax it lu baax rek moo tax askan wi fal ñu li nu war it mooy ginnaaw amuñu loolu ñu gëstu lu mën a développer suñu commune loolu nag ci lan nekk en tout cas amaguñ lu am solo nag waaye am nañu ay yaakaar ñu bàyyi leen ak kàddu gi ngeen présenté wu après wax programme bi sous-préfet ñu jublu ci liggéey bi parce que ginnaaw nag jamono ji dafa xat mais en tout cas dañuy yendu parce que bi nu mujjee gisee ak fii ak sous-préfet waxat naa ni leen ni heure moom kenn déetuma ci nax parce que bu ne yow mi woote soo ne heure sàngam man nga koo ñëw mais ñi lay wuy si man na noo tardé heure bi nu xalaatal ni moom lan fiy jógee suñu fi añ fekkee te mënuñoo añ kerte day am moo tax damaa programmé pour ñu yendu pour togg añ loolu parce que nit ki nag soo ko woo mu ñëw heure bi muy toog war naa xam du séminaire boo xamee it nag dañu ñëw dina ko defal ñu war a fay nit ñi xaalis parce que jamono yi lay wax day leer parce que léeg-léeg da ngay dugg ci programme ñu ne am maire ba de woote na waaye partenaires yi am na luñ ko jox li may def maa ko defal sama bopp ñoom joxuñu ma benn dërëm danoo dikk pour bëgg ànd ak ñun liggéey man maa xam ne samay naw la ngeen war naa leen a teeru war na maa jënd ndox war na maa togg añ parce que wax day leer ndax foo équipe boo gis defar am te équipe beneen lu yàq nga fa te bu ñu ko waxee neneen noo xam demeewu ni day andi ak yàq-yàq kon war na leer ci bopp nit ñi ne man maa woote parce que man ngeen wóolu man ngeen fal kon man maa war a wuti ay partenaire man maa jël sama risque bopp lu ci war maa koy def mu leer kon kàddu yëpp laa doon ubbee bëgg suñu Sénégal bi ñu waxtaanee Magual yi ñu wax bu tudd dëkk bi fekk ñun ñu ngi doon dem ci beneen dëkk parce que ñooñu yàgg nañ di wax ñu ñàkkoon suuf nag ñoom ñàkk suuf la ñu def ñuy xool naka la ñuy def ba am suuf bu ñu leen jàppale mais si suuf suñu mënoon jox weesul woon daal foog naa ci 2 hectares ñuy waxtaan ba Thiénaba turu Thiénaba génn ma ne ko nag balaa ñoo dàq mu jëm fenn nañu dàq mu dem si ñun ba pare si lay woo monsieur le maire mu waxtaan yàlla def na ne am na ñu xam-xamu jël ndox ci kaw xam naa nag bu ñu koy wax boo mayul sax da ngay fonne dañoo tépp fekk li ñuy wax loolu am machine yu ñu yor dañuy jël ndox ci kaw def ko ndox bu nga xam ne weesu na ndoxu kireen boo ko xoolee ci diggante moom ndox moomu ndox mu sax baaxul noonu nga koy jàppee ndox boobu ndox mu nit buy faj nit la bu mun a faj soxla réew mi ci kër ci dëkk ak ci réew nu soxla nit ki toll nu soxla dëkk bi toll mën nañu indi machine yu tolloog moom loolu it doolee koy def bu loolu weesoo biñ ci waxtaanee mu xamal ñu ne fii kat am nañu suuf si nag buñ ko indee war nañu mën a liggéey ci projet bi ñu waxtaan ba jubóo ñu woo ko mu ñëw ñu wan ko mu gis ci ay gëtëm liñ ko doon wax
mu ne ah lii de naa ko yóbbul waa dëkk bi waaye bu ma su ma waa dëkk nag bu ma fa demee mun ma fa yóbbu ay waxi kese donte mun naa leen wax lépp waaye ñoom il faut ñu gis ak seen gët xam ne lii ñu leen di wax lii moo ne ñu ne ko loolu mun naa nekk kon nañu commencé ci liggéey bi mu waral ñu ñëw gis ñun tamit suñuy gët suuf si nga xam ne mën nañ fi def loolu mooy sunu tànku tey maanaam ñëw gis sunuy gët dégg ak sunuy nopp li nga xam ne dëkk bi bëgg na ko bu ñu jëlee xibaar yooyu yépp nag ba mu daje mu jëm ci wàllu kër parce que ci wàllu kër yooyu ñuy wax mu xamal ñu ne kat moom bëggoon na fii mu am fii dëkk bu bees tàq waaye am na fii ci taabal ji ñoo xam ne seen xam-xam moo gën a màcc ci loolu man mi di wax jaay ndox laa gën a mën mais jaay ndox googu dañ ko boole kër yi boole ko courant bi ba nga xam ne bu yàlla defee xëy na mun nañ ko def ci diir gu nga xam ne dina weesu njort gu nga xam ne bu doon luy am at la du fa yegg waaye dañu àggagul ci loolu ci waxtaan boobu waxtaan bi tey mooy suuf si est-ce que nangu na est-ce que li ñuy bëgg a def fii ànd naag bëgg-bëggu waa dëkk bi est-ce que ñun li ñu yor ci xam-xam am na njëriñ waa dëkk bi ñii fi toog ñëpp ku ci ne am nga looy def ku ci ne fii am nga looy def bu xam-xam yi dajoo ñu dellu xool lu tolloog weer bu yàggee ba yàgg weer lay doon ñu ne kat cene ba ñoo ngi ñëw bu ñu ñëwee lii ak lii ak lii ak lii mën nañ ko def waaye wala xool nañ ñu kat matul ñuy ak si yëgal leen waa dëkk bi ne ñun mënuñu liñ fa gis mënut a nekk waaye suñu xam suñu njort bu rafet liñ fi gis neex naa gis daal neex naa gis lool sax kon nag damay bañ a sori trop ci kàddu gi fexe sunu jataay ji ku ne boo amee laaj boo war a laaj nga laaj ñu koy buñ si mënee tontu dañ la ci tontu mais mënuñu fi diggee lu nga xam ne bu ëllëgee ñu ne ñoom dañoo ko fi waxoon mais ci gàttal bu ñuy ñëw buñ fii dellu si machine bi nga xam ne dina capter ndox dañ ko indi ba fii taaj ko fi machine bu ndaw bi bu gën a tuuti bi rek parce que boo nee lii am na da ngay fexe ba indi ko ñu teg ko yom bi ngeen branché ko fu leen neex nag benn yoo naan ndox bu neex loolu moom mun nañ ko bu ñuy ñëw incha allah dinañ ko indi ci kattanu suñu borom. kii ci préfet moom mi nga xam ne moo fi toogal gouvernement bi teg ci monsieur le maire moom mi nga xam ne tey moo ñu fi invité ñu denk ku teg dëkk bi ci loxoom ñun nag société bi ñu indi tey ànd ak suñu mag yi ñu ngi koy wax structure B ci li ñuy gën a yëngu nag maanaam mooy mbirum tabax kër waaw mais yemul ci tabax kër rek dina tabax usine dinañ tabax ak ban façon tabax daal bu nit xalaat mais structure B ci biiram dafa ëmb activité yu bëri comme ni ñu ko waxee dañ yëngu ci mbirum industrie dinañu yëngu ci mbirum agriculture dinañ yëngu ci mbirum tourisme et dinañ yëngu aussi ci mbirum électricité dem ba ci électricité conventionnelle bi ak ba ci électricité solaire bi renouvelable léegi nag tey liñ leen bëgg na waxtaan gi ñu rek ak yéen mooy que ni ñun ñëw nañ fii bi waxtaan nañoo ak monsieur le maire ci invitation bi mu ñu defal et dem nañ aussi visiter suuf si et li ñu jot a gis fii comme ni ko suma mag Ibrahima waxee doy na xel gis nañ que ni boo gi dëkk yu bëri ku fa bëgg a investir wala nga yëngoog ñoom coow lu bëri lay doon ndax Sénégal moom mbirum suuf ñëpp umpalewuñ kenn umpalewuñ ni lu doy waar la lu
maanaam problème la souvent ñun nag nu ñu gis fii ko dal na xel ndax gis nañ ñu nga xam ni chef de village yi nga xam ni tey nee nañ pare nañu pour ut partenaire pour ku ñu liggéeyal loolu bu amee mu am ay volonté ñaari parti yi ñu bëgg a yëngu dina yomb li ma bëggoo ci teg rek mooy su mag bi Ibrahima junj na ko léegi structure bi dafa bëri ay partenaires ci domaine yu bëri maanaam ci fii li ma fi gis nii am nañ fi ay domaines yoo xam ni xëy na dina leen intéressé maanaam li ma gis comme ñu ngi ma woon léegi ci maraîchage bi li ko yor très souvent mooy ndox mi nag ñun am nañu ay partenaires yoo xam ni comme ni ma ko waxee dañuy yëngu ci solaire dañ def ay mini pompe solaire loolu baax na trop ci maraîchage comme projet yu mel noonu mën nañ ko étudier aussi xool nu ñu ciy ànd ak yéen am na aussi li ñuy wax projet électrification rurale mën nañ ci xool aussi su leen intéressé nun koy accompagner comme ni mu ko waxee aussi Ibrahima ñun modèle tabax bi ñu jël fi mu ne nii je pense que ci Sénégal lu innovant la maanaam luy bees la loo xam ni amagu fi ñun gis nañ ni tey fii comme Ndakaaru tey boo fa demee nii problème mu ndox doon na fa lu jafe lu tar fii ñu toll nii tey mais modèle machine yi ñu am ak suñuy partenaire léegi dañu bëgg ñun intégrer ci tabax bi kër gu ne façon machine yooyu ba nga xam ni ndox mi dootul dépendre rek ci luy jógee ci réseau SDE Senel ki nu mu tuddati SONES indi SDE distribué machine yooyu en fait comme li ñuy wax dafay pomper ndox mi nekk ci air bi ci jaww ji maanaam humidité bi nekk ci ngelaw li moom lay jël pomper ko transformer ko ndox daanaka sax bu ngeen ko seetloo climatiseur pour firndeel leen ko rek climatiseur souvent da ngeen di gis ni bu dawee ba ci ak dafay commencer xel li ndox kon li ma wax ni mën na nekk waaw donc machine yu mel noonu am na donc ndox ngelaw lii ñuy respirer dafa ànd ak humidité ndox ak lépp ngi ci biir machine boobu loolu lay jëriñ kon ñun projet yooyu yor nañ ci bëri na léegi nag su ko defee ñun li ñuy wax tey mooy bu ñu demee ba dellu danañ réfléchir ci li ñu gisagum ak li ñu woon ñun ci lan la ñu mën a commencer ak yéen voilà bu boobaa nag ci la ñuy dellu si ñu xool ak yéen ci lay processus bi di commencer ñuy échanger di waxtaan ba xam ban projet tey moo leen intéressé ban moo leen gën a soxal waaw je pense que mbir mi processus bi noonu lañ koy mën a tëralee tey ñëw rek ne am nañ solution yëpp je crois que loolu taxul jóg kenn te du doon voie bu baax li ngay def ak nit ki dafay fekk mu doon lu ko amal la njëriñ yow te loolu mënul nekk ci lu dul processus waxtaan ay proposition la ku nekk xool lu ko ci mën a arranger naka lañ ko mën a tëralee ñoom monsieur le maire ak monsieur le préfet ñëpp daal di valider projet yi ñu mën ci commencer suuxlu bu baax soobee yàlla ñun noonu lañ ko gisee bu soobee yàlla incha allah bu ñu delloo plus de 3 semaines nañ jéem a réfléchir duñ fi gis ak lan leen mën a proposer dans l'immédiat ñu commencer collaboration bi ak commune de Thiénaba bu soobee yàlla. démb ci guddi bi ñu wootante joxante nañu rendez-vous 7 heures waaye yàlla nag moom kenn mënu xëcc ak moom bi ñu yeewoo dama yëg ne dafa feebar bu gaaw moo tere mu ñëw fi mais lépp luy mbay ci àdduna bi ak yeneen sax yu nga xam ne moom moo ci gën a mën a nekk mais keroog mu ngi woon ci réunion bi
daal maa ngi koy nu ñu ko waxatee maa ngi koy jégalul moom bu ñuy dellu si dina ñëw waxtaan ci waxtaan boobu dina wane ay vidéo dina wane ay image xamal leen naka la ñuy bayee dëgg ki fi xam-xamam gën a màcc ci mbay bu toogee ak moom mu jàng lu mat téere loolu yàlla defal na ko ñaar lañ ci àdduna bi sénégalais la keneen kii japonais la mais nag ñun sénégalais boo indiwoon tubaab bi gën a yées teg ko fii moom la ñuy gën a xool sénégalais bi loolu yàlla moom moo ñu defal xam nga ab nattu la tubaab ya ngay nekkal ñu doon sooy suq boo leen indee fii ñoom booy bu ñuy dox ñëpp la ñuy wax yaa seex yow sénégalais bi duñ la xool waaye moom foofu la toll ci àdduna bi kon Ousmane Gueye lañ koy wax incha allah benn yoon dina ñëw waxtaan ci wàllu mbay et am lu mu mun a jàngal am xam-xam bu mu bàyyi ci fii ba nga xam ne dina am njëriñ. Juste pour ñu nekk ci la même idée mooy fii on a rencontré monsieur le maire bu ñëw suñu bureau il nous a fait l'honneur là ñu waxtaan ñu won ko juste li ñu def ok man représentant opérationnel de structure bi la si tabax loolu rek lay def dafa ne ñëw naa léegi yéen a ñëw ne alhamdulilah li moo rafet ñu ñëw ñu ñëw fekk ñu ci seen dëkk bi ñu xool ñun il faut que ñu am humilité c'est-à-dire que dañuy ñëw seen dëkk ñuy xool ba pare parce que man ñëw fii loo tax ma tey kii préparé wu ñu présentation parce que tey dañu bëggoon déglu parce que mën nañ ñëw tey woon ne def nañ lii def nañ lee mais du am njëriñ premièrement dañuy ñëw te présentation bi ngeen def moo baax ci ñun tey parce que du ñu nekk fii di wax ay affaire magicien wala ay li dañuy def lii déedéet dañuy ñëw xool ba pare ñëw nañ xool nañ terrain bi gis nañ terrain bu rafet gis nañ leen def ngeen ñu honneur recevoir ñu di ñu expliquer seen commune nan la parce que ñun xamuñu ci dara dañu wax dëgg il faut que ñu xam fii lan mooy sa avantage inconvénient lan moo am ñun moo tax ñu nekk sama équipe yëpp laa indi marketing communication consulting technique ñëpp ñëw nañ ku nekk ak expertise am dama ne bëgguma ngeen dugaat ci oto bi sans bind il faut que ñun ñëpp vous avez compris fii mooy Thiénaba lan mooy force lan mooy faiblesse léegi ba boobaa dañuy ñibbi Dakar ñu toog def ay fiches def ay réunion parce que cette affaire bi lu sérieux la te ñun entreprise bu sérieuse lañ il faut que ñu def lu sérieux te ma ñëw fii woon la li ma def amul jëriñ mais li ñu wax mooy dañuy jël information bi yëpp ñu dem Dakar ñu liggéey ku nekk ak xam-xamam ku nekk dina indi ñu ma xam ñu def grande ay réunion yu bëri suñu paree ñu laaj monsieur le maire bu fekkee mën nañ ñëwaat te boobaa ñooy projeté parce que boobaa di ngeen toog te di ngeen xool travail bu professionnel maanaam déglu nañ la comprendre nañ seen réalité bi te ñun dañuy xam lan ñu mën a def ak lan ñu mënul def lu ñu mënul def ñu bàyyi ko fii bu fekkee sax tuuti na dinañ wax tuuti na mais mun nañ ko def bo leer nañu mun nañ ko def dinañ leen arranger dinañ ñu arranger te boobaa ñu def suñu projet kii ñu projeté suñu projet yi après ñu waxtaan moo tax tey vraiment c'est la première rencontre on l'espère en tout cas inchallah d'un grand partenariat mais tey dañoo ñëw ak humilité di leen déglu di jël information yi di xam seen dëkk di xool différents aspects yi léegi ñoo war a liggéey ñëwaat présenter leen lan lañ mën a def ngeen jël ko ci seen conseil questionner def aller-retour remarque te peut-être dans 3-4 mois ça dépendra du temps qu'il faudra pour valider soo leen pare bu fekkee leer na ci yéen leer na ci ñu commencé liggéey merci. xool waaw loolu leer xool nañ ne liñ gis ne yaakaar nañ ne ñoom doy na leen ñoom dinañ war a mën a liggéey ak Thiénaba léegi na leen bàyyi après ñoom ñu dellu ñëwaat fii parce que lii ce sera un long processus mën na bañ a yàgg nag mais en tout cas ce sera un processus waaw mën na bañ a yàgg mais am na ay jéego ñu war a jéego bien sûr yaakaar na tey su weesoo jéego bi ci topp mooy day nekk réunion bu mel nii mais su boobaa ñoom ñoo ñuy projeté wax ñu ñoom ñooy ñaan gën ñu ko wax nañu ko def mais gën ñu ko wax woon ñu liñ liggéey feneen ak liñ bëgg a liggéey fii ak suñ ko fi liggéeyee ban njëriñ lay war a mën a jural askan waaw d'abord population bi jege bërëb ba ñi nga xam ne ëllëg ñoo joxe seen suuf la ñu si am comme njëriñ lan la mën a jural commune de Thiénaba population Thiénaba yëpp
dana mën a jëlee le conseil municipal en terme de revenu et de rente tout ça. donc loolu loolu ñuy xaar ëllëg ñoom su ñëwee indil ñu ko. incha allah suñ ko indilee pare na ba dem ci la même di doog a saisir peut-être la commission domaniale gars yi dem natt affaire yi def les mesures xam fii lay commencé point A fii lay jeexee point B nangam hectare la conseil de suite ñëwaat au conseil municipal le conseil se réunit pour décider waaw je crois que y a un processus boo xam ne que bu gudd la mais mun na bañ a yàgg parce que kuy def lu baax moom da ngay ñaan yàlla mu bañ a yàgg balaa leneen si dugg voilà mais ñun en tout cas je sais que les communes du Sénégal communes yëpp li ñu soxla mooy ay partenaires waaw partenaire buy indi dara loo xam ne amu fi woon buy indi de l'emploi pour les jeunes waaw buy indi des revenus pour la commune waaw buy changer l'environnement socio-économique de la commune loolu la ñu sox commune yëpp la ñu sox kon soo amee partenaire tertu ko rek tertu bu rafet déglu ko xam ne ne indil ba su ëllëgee su jël décision pour collaborer ak moom ak ama moom un protocole d'accord mu nekk sur des bases solides un partenariat gagnant-gagnant comme on dit ku nekk ci sa bopp parce que ñoom ñuy investir dañuy bëgg a investir pour gis seen bopp mais ñun ñu leen di recevoir aussi dañ ci bëgg suñu bopp waaw kon nag bu mu am naxee mbaay day am day leer nañ surtout boobaa maire bi yaakaar naa ñun fi toog yëpp kër gën a ko bëgg njëriñu commune waaw loolu am kon ñun dañ ko si war jàppale pour su ñëwee rek mu gis si boppam ñëpp gis seen bopp waaw parce que am na ñoo xam ne dañuy am partenariat togg ko si ay salon signé protocole d'accord ñëw conseil municipal am na seen majorité voté ko mu jàll saa moo am lu mel nii ah parce que am yenn quand un maire a la majorité au niveau du conseil mun na indi affaire am indi ko conseil municipal xam ne il a la majorité au conseil municipal imposer sa majorité waxtaan bi lu mu tàng vote lay mujjee te suñu voté majorité mooy voté mais comme que maire dafa doxale woon noonu ñëw nag indi waxtaan ku ñu waxtaan xam affaire bi ñu demee nañ si rafet njort ba booba. li ma wax sànq rek bi nekk ci site parce que dama ne lii c'est une première maanaam lii bu bees ndax tey am ay partenaires woo nit ñi toog waxtaan ak ñoom expliquer leen ni leen nii ak ñi lay demee nangam ak nangam loolu yaakaar naa ci moom ci kayam ñi la ko gis yàgg nañ ko ci mairie bi du wax politique damay wax ko gis ci moom ñi la ko gis benn projet bi bi fi jëkk ci projet bi fi ñëw bi fi jëkk am na yenn yu fi jaar maa ko ne sama biir wax ni leen projet bu ñu dikkee partenaire bu dikkee da nga koy def suur naay guddi wala ñu bëccëg suur naay guddi na la ko sa loxo wax suur naay bëccëg na la ko sa bët wax bu partenaire dikkee nañ leen déglu ñu expliquer ñu li ñu indi ñu seet ba xam loolu ñun ban avantage lañ ci am kon yaakaar naa loolu tey jii moo war a nekk li nga xam te ni mooy soog si te maire li mu def yaakaar naa maanaam li ma ko gis équilibré na parce que boo xoolee visite ñi mu concerné les chefs de village wala les représentants des chefs de village ñoom teew am na équipe municipale ay quelques conseils yoo xam ne teew ak ay notables yoo xam ne teew kon yaakaar naa affaire bi équilibré na mayaat am na mayaat kon loolu la ma def ñëpp mënuñoo demal kon yaakaar naa loolu tam dañ koy rafet dañuy saluer di wax ni ñoom li ñu jot a dégg seen i wax en tant que jeune am na lu ñu ci intéressé wala bari lu ñu ci intéressé parce que waxaguñu au fond li nga xam te mais am na lu ñu jot a wax parce que wax nañu dañuy liggéey ci wàllu ndox di am ay appareils yoo xam ne koy indi di xëcc ci ndox ku wax ndox wax xam ni maanaam lu baax la ci mbay da wax nañu tam ay mini pompe yoo xam ne suñu ko def ci wàllu mbay kon yaakaar naa bu dee wàllu jeunesse ñun emploi la moom moo ñu gën a yittee te ku wax mbay wax emploi wax na tamit wàllu usine te wax usine wax emploi te kon loolu mbir la mu nga xamante ni dañ koy yàgg di jooy nga xam ne emploi tamit daf ñoo manqué kon jeunes yi bu ñu sañoon gis ay partenaires yoo xamante ni dinañ ñëw ñu mën ci daal seen doole li ma ci mën a wax loolu ci wàllu suurnaay dafa am benn projet bu fi ñëwoon fii nekk fële ca Ngomeen ba mu dikkee yaakaar naa ñëw na ñu bari daa koy jàllax def ko xooluñu ko ba pare doo ko ci bi ñu dikkee am ñu ko xool jàpp ne loolu ko interne ñëw nangu ñu implanté bi ñu dikkee projet boobu tey jii ñi nga xamante ni ñoo ko bañoon ñoom ñoo ko jóge dem di fa liggéey man naa ci teewaay man la ñuy woo dama daan ñoo bëgg a liggéey foofu ba commune Noto Touba Toul Ngunjaan ñoom ñëpp dañ may woo ne ba dañoo bëgg a liggéey si foofu kon yaakaar naa loolu lu baax la lu am solo la kon man li may wax dama ci am témoin moo tax partenaire bu dikkee wala ñoo wax la bu ñu résulté parce que boo résulté mën ngaa résulté kon déglu ko nga xool bu la arrangé nga dem bu la arrangé nga door a liggéey nga xam ne di nga gàtt baax waaw kon loolu dañuy am lu ñuy wax ci kon yéen wax ne wax na tamit électrification rurale mu nekk lu nga xamante ni que ce soit muy solaire wala leneen intéressé nañu parce que am na dëkk yu am courant mais am na yu ko amagul kon yaakaar naa commune
partenariat boobu moo koy doxal li nga xamante ni état mënu ko def ay partenaires ñoo koy def commune bi amul doole li mu war a def lépp mënu ko def ci poosam wala ci gàppakaam kon dafay xëcc ay partenaires li mu mënul ñu mën ko defal kon yaakaar naa lii lu am solo la ñu ngi leen déglu di leen xaar di wax ni li ngeen di andil bu dee am na solo incha allah dañu ànd ak yéen liggéey leen rek laa bëggoon xam ne naa ko wax tuuti maanaam ci seet yi ñu bind partenariat commune de Thiès ma seen bu bari parce que sëriñ boo bëgg la promotion maa ngi nuyu di nuyu partenaires yi yëpp ci chef de village bi nag di leen jégalu ci kàddu yi waaw di leen xamal ni man daanaka li ma waroon a wax mu ci ëpp sama njaay wax na ko ndax ñoo bokk àll bee li ma leen di jox xalaat rek mooy comme ni Gambie wax bu fekkee ku ñëw fii laa ko ñu dama bu fekkee ku ñëw fii ñu jëlee ko mais ñun suñu commune lan la mën a jëlee wax naa ko fee commune bi amul usine amul géej amul dara loo xamante ni mën nañ cee jamono li jigéen ñi wax ni ñun suñu jigéen dëkk bi ñëpp fii nii si bële la liggéey te mu dimbali lool ndax fi ne nii tey jii man sama soxnaa ngay nattu ñoom toppati loo sama soxna ma nga ne fab xale yi yóbbu ko di nattu ñoom yàlla bi mu dim seet na ko xottiloo ko dërëm taxawu mu kon lu ko waral dem ci usine ba léegi damaa bëgg ñëw bi sunu bët yii dem bi sunu nopp yii te xam ni dafootuñu dara jotuñu lu fi ñëw te waru fee ñëw dañuy lànk lu fi ñëw fii te waru fee ñëw dafi lànk mais lu fi ñëw tege ci yoon askan bi soxla ko ñu dañuy nangu am àll bi jëriñ ñu fi dara ay na doog a fi tey ci ko sala ko te léegi jiw yaay nga ne waxula ko wax na la ko daaw ko saade sama tool lañ jot ci suba danaa yëpp may dal yëpp moom dëkkuñu ci commune bi xamuma leen damaa ci gis ñu daal te boo leen liggéey dal borom tool sama bu baax lépp lu nuru caaxaan sooy na ci monsieur le maire li mu liggéey maire la fii man même bu ma newul maire am naa grade boobu bitim réew di doon fii nag sët fii aw ma kenn fii ci salle bi ku ma fi ëpp cër fii dëkk bi amul bu amee na yëkkati loxo amul kon suñu ñëwee fii dafa am lu ñu indi su ma gisoon monsieur le maire lu tuuti lu nga xam ne ci moom nuru na leneen laa la wax lu tuuti man du ma fi ñëw parce que ëpp moo cër fi dëkk sama mag la nag su ma gisoon lu nuroog caaxaan du ma wax ak moom ñetti ndombal tànk maa ngi ko takk tey jii ma wax ni ci bitim réew def naa fi diir maa ngi ñëw di wax ak yéen ñii ma àndal sax am na ñoo xam ne xamuñu lan lay def bu weesoo waal yi nii parce que du ma wax léegi li ma ñor mooy suqali suñu réew Sénégal Sénégal moo ma ñor boole si nga nag yàlla di dox man bi may jóg new moon Thiénaba laa jëm si commune bi ñuy wax Sindia laa doon dem parce que ñoom ñoo ma woo kon su ñu ñëwee tey ne dañuy waxtaan ak yéen ñu waxtaan ci ak monsieur le maire ba jubóo ci ne ko ñooñu ñëw ñu xam ne bu ñu ñëwee fii naan leen mën nañu def lii mën nañu def nangam di leen won ay film ay lu ne ban njëriñ la lu ngeen seetaan ko bu leen neexee ngeen tàccu bu leen neexee ngeen yuuxoo bu leen neexee nga def mais loolu taxul ñu avancé liggéey dañ koy teg ci yoon liggéey dafa am fu muy commencé ak fu muy daanee li tubaab di wax olof di ko wax jàngat balaa ngaa jàngat da ngay déglu dañuy ñëw déglu waa dëkk bi ñu ne ñu kat am nañu lii ñu ne taxaw ñu dem xool ko buñ ko xoolee ñun xam dinañu xam ndeyam baax na wala baaxul ci ñun wala baax na ci dëkk bi loolu lu ñuy dellu jàngat ko la mais ci li ñu yàlla xam-xam ci xamul ci xam-xamu gët biñ ko gisee xam nañ ne am na lu bari lu nga xam ne mënees na ko fi def loolu nag du tey jii lañ koy wax na nga tudd ko Abdou Diop moo tax nga sant Diop boo bëggee tey jii lépp tey jii mu taw tey nga góob tey jii daal di ruuj def lépp
tey du am tey boo demee doo yóbbu dara lu suñu wax kàddu yi ngay yóbbu. sëñ bi waaw dégg nga rek dóob. dégg nga tey jii nga dimbalu ñu rek lii mënuñu sori ci liñ lay wan mënuñu ci sori parce que leneen ay ñaxe mbaay lay doon bu ñu dellusee su ko yàlla namee ñu dellu si lépp dana mat ci kàttanu suñu borom incha allah lépp dina mat tey waxtaan la lii waa ji Abdou Diouf président li nga wane fi wane ko ci commune Thiénaba bi doy na sëkk ak baat waxtaan bi mën na farakulaay parce que li ñu woon tax na ñu xam lan mooy Thiénaba fan la amee doole fan la ñàkkee doole li fi war ak lu ñu mën a toog waxtaane ko gën ko mën a yaatal vidéo bii nga projeté moo ko wane moo ëpp solo ci li ñuy wax nii yëpp leneen li ci des ci loolu la ñuy taxaw sukkandiku ci jàngat ko suuf si xam nañu am na ñoo xam ne seen xam-xam màcc nañ ko xool nañ ko ne baax na kon des na lu nga xam ne loolu tey lañ koy wax mais bu ñu dellu see la incha allah mais balaa ngay defaral nit lu mu muti doon danay waxtaan ak moom ci biir kër waaye ñëw kër jàmbur rek ne damay toj fii fi lay toj ubbi fii non loolu amul fenn di nga toog waxtaan mu ne la lii laa bëgg nga ne ko lii kat bëgg nga ko waaye nii lañ ko mën a defee mu ne est-ce que mënuñu ko mën ci yokk lii nga ne ah xëy na bu ñu ko defee kat dina ànd ak mën na indi leneen mais ci loolu la ñu taxaw. ku ko dégg dina xam ni moom moo ko wax man waxuma ko waaye bokk na ci li tax ñun suñu approche ma mun ci wax lu ni mel sëñ bi baal ma sant bi Diop voilà sama naataango bi toog si sama càmmoñ di Abdou Diouf dafa am question bu ma posé léegi mu ne suñu projet bi ndax dafay inclure un volet formation ma tontu ko ne ko waaw ndax li tax ma sañ ne ko waaw xeetu tabax yi ñuy def ci jëmmu Sénégal ci réew mi amagu fi man a boo bariwu fi ndax bu fi amee ñun ñoo ko fi dugal dafa nekk nouvelle approche de construction maanaam façon liggéey boo xam ne lu bees la ci tabax dafay permettre tabax bi non seulement mu dëgër mais mu am ci anam yu gaaw am ci anam yoo xam ne ndax bu ñu xoolee fii képp ku fi am kër di tabax bu nawet jotee lu si sa tabax dañ koy arrêté ñun suñu tabax bu nawet jotee muy taw dañuy continuer di ko def technologie bi ñu am moo ñu permettre ñu mun def lu ñu mel mais volet formation boobu may tontu ci moom mooy képp koo xam ne ëllëg yaa ngi ciy liggéey daanaka doonte maçon nga tey wala nga ñàkk doon maçon benn kër ci li ñuy tabax ñetti nit mën nañ ko tabax te kooku incha allah dafa am technologie bu ñu am pour xam ko ci xam-xam lu yomb la dafa am ñoo xam ne seen xel màcc na ci loolu dinañ fi indi technologie bi ñoo leen di jàppale former leen pour naka la ñuy tabaxee kër yi. li tax ma dugal ci volet formation mooy réew boo ci ñëwee di liggéey waroo rek indi say nit indi say ouvrier say ingénieur bàyyi waa réew mi ñu toog nga tabax li ngay tabax boo pare nga leen kii baa ngi nii faaw ndaw yi am xëy bu ñu mënul jël ndaw yëpp it dina am un pourcentage boo xam ne ci ndaw dëkk bi lañ koy jëlee ndax Thiénaba tey jii li ñu ñëw indi ko fi bu réussirul suñu gàcce la ñun ndax doomu Thiénaba la ñu waaw man surtout maam Fatou Seck la surtout am Satou Ndiaye nii Ibrahima Ndiaye bokkee fii noonu laa bokkee fii waaw bu loolu weesoo lu ma ciy yokk rek mooy li préfet waxoon léegi bépp projet structurant maanaam projet bu mag buñ koy indee ci dëkk dafa am lu ñu naan responsabilité sociétale des entreprises mooy volet social bi population yi lan lañ ciy gagné ak naka lañ ko ciy gagné ci at ñaar naka lay toll ci xëy bi ci lay bokk ak yeneen ak yeneen mais loolu balaa ñu ciy mun dugg mooy li ñëpp wax rek il fallait ñu ñëw xool suuf si xool nu mu bindoo xool nag ñun bu ñu demee suñu xalaat suuf si naka lañ koy liggéey maanaam tracé bi ñuy def ban approche lañ ciy am est-ce que projet global la ndax dañuy ñëw defandoo lépp wala dañuy ñëw tëggandoo lépp ci ay grappe par grappe maanaam ci ay def ko ci ay faram-fàcce ko donc loolu sa question bi question bu pertinente la bu am solo la ndax boo ko posé wul xëy na du ñu àgg fii yëpp le fait nga posé ko man personnellement ma koy saluer donc lii ñu leen di woon fii monsieur Ndiaye wax na ko léegi suñu ay réalisation ak yenn ci réalisation yi ñuy waaj a def bokkut ak li ñuy def fii mais pour ngeen xam gis seen xel dal li ci def les 3 semaines à 1 mois incha allah dinañ ñëw defal leen ay proposition comme ni ngeen ko
waaye kon nit daa war a bëgg avancement waaye saa boo xëyee bëgg arrière doo dem te doo yóbbu kenn ñun nag dañoo bëgg a dem loolu moo tax ñu bëgg a ànd ak yéen yóbbu suñu population yóbbu suñu askan ca kaw ba bu ëllëgee même ñun buñ fi nekkul woon ñu ne conseil municipal bi fara woon 2014 yell na ci temps sangam waaye def na fii lii def na fa lee ndax loolu la diggéewoon ak askan wi loolu rek moo ñu mën a dimbali loolu sunu ndam la waaye ndamul sous-préfet la waaye ndamul président Macky Sall la parce que nag dafa bëgg a yóbbu réew mi li tax mu waxal ni bëggatuma dégg ñu ne kaw bi ak taax bi loolu lii rek moo koy firndeel parce que nag kaw bi ak taax bi daa am lu koy dindi mais bu fekkee nag amul lu ko dindi kon li fi nekkan ba tey moo fi nekk ñu nag dañ faa bëgg a jóg parce que dañu wax ni ay mbooloo suñu àndee dem il faut am ku jiitu waaye su nee wëlbatiku leen yow ma jiitu woon yaay des ginnaaw foofu lan toll yéen ñii nga xam ne yéen a jiitu woon nekk ca taaxee président dañuy wëlbatiku leen yéen ay des ginnaaw topp ci ñun parce que li ngeen bëgg ñun ñoo ko yor te incha allah bi parce que boo gisee Thiénaba am sens 32 kilomètres aéroport 32 kilomètres moom la gaa ñiy wër autoroute à péage bi Touba dem Thiénaba Tivaouane bëgg a dem parce que Thiénaba Tivaouane day lëkka jooji ak route bi nga xam moo jëm Saint-Louis nekk ca wetu géej ga parce que li ñu wax ne boo dee bu ne leen yi nga captem ndox ci jaww ji boo ko tegul sa bët doo ko mën a gëm waaye ku la noonu autoroute na am ci géej gi wetu géej gi wuti Ndar doo ko mën a gëm loolu nag xalaatu président Macky Sall la loolu nag dañ cee war a ànd ak moom gunge ko ba askan wi gis ci seen bopp parce que looloo taxat ñu xal lii lañ bëgg en tout cas nag ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ci dal gi ak déglu gi ak yaakaar ji yàlla bu mu tas ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp parce que nag boo gisee ma ni tëjagunu waaye boo gisee ma ne ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp soo woote woon kenn wuy siwu la su ngeen dikkee kersa ngeen di am waaye commune Thiénaba nii la ñu bindoo saa boo leen woo ñu wuy si la boo waxee ñu déglu la boo tegee lu mën a dégg ñu wuyu la boo tegul lu mën a dégg ñu wan la ginnaaw loolu moo fi nekk kon yéen itam ñuy dalal seen xel ne fekk ngeen fi ñu mat a fekk waaye wax ngeen ñu mat a wax ngeen ak ñu ma amee nopp te deen ko déglu insaara bi dañ ci ànd ak yéen yàlla nag mooy dogal doomu aadama moom day sabablu mais dogal ko suñu borom la insaara bi dañ ànd ak yéen sabablu ko ba lépp lu yàlla def rek ñu gis mosu ñoo wax ni Thiénaba def tey la ko def waaye te mosu koo wax kon waaye bu gisee lu baax woo monsieur le maire mu ne ko kaay xool ñu xool partenaires yi toog ñu wax ni ndox mi mën nañu ko jële ci jaww ji boobu mooy njëkk a yéen wan ñu machine yi wan ñu kër gu ne 2500 litres wala 400 000 litres yooyu yëpp mu won tey nag ñu bañ a dugg ci lu bari ndax ñii dañoo ñëw ànd ak seen équipe di xool nit ki nag foog mu xool sànq Ibrahima dani buñ demee daje ñoom seen liggéey techniciens yi yëpp kenn ku ne kii def rapport kee def rapport kee def rapport ñu toogaat ñoom saytu ba xam lii mën naa mën a ne Thiénaba wala mënu ko duloo mën a foofu lañ tolloon mais du loo xam ne dañuy daal di ñëw imposé nit ñi def lu ñuy def du noonu c'est pas ça ñu ñëw nañ pour visite xool nañu nañ leen ba laisser le temps ñu dem xool dajeeg seen employé def diagnostic xool ba xam ndax ku ni bâtiment xool ba xam suuf si attan na ko wala déet bâtiment foog ko taxaw dina diagnostic ba ngay jëkk a def mooy suuf si attan na bâtiment bi ngay tegu leen te loolu duggaguñ ci boobu demee kon ñu ngi remercier ñëpp di sant Ibrahima di sant Waly gis nga lu baax andi ñu ko Thiénaba yal na yàlla fay leen tey nag kontaan nañu bi ngeen ne encore Thiénaba ngeen dëkk seen i maamu yi te mosu leen ko wax maire xamu ko kon yàlla du juum mais nag nañu fexe ànd tabax suñu commune ci njëkk ak teraanga ak sutura ak nawlante ak yëgante ak respect lépp respect moo ko kenn ku ne ma am nga droit wax lu wax mais lu jotagul wax ci jotagul lu jotagul moom dañ koy denc ba wax jot wala ba jëf jot ñu wax kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. du nekk mu ngi koy tabax waaw ku xool Sénégal dem Diamniadio dem si réew mi partout
lu mel ni nga gis des projets yoo xam ne ay at ci gannaaw yaakaaroon ne mënu fi am kon war na mën a am Thiénaba mu soppi xar kanamu Thiénaba kon nañ ñaan yàlla partenariat bi dem ba sotti. li may ñaan ñi nga xam ne ñooy partenaires rek tey gis ngeen loo xam ne yaakaar ngeen ne dina baax si yéen si seen projet xam naa da ngeen di dellu concevoir encore seen projet pour si ma leen di ñaan su ngeen koy concevoir ngeen jël en compte population yi nga xam ne ñoo wër le site ay village lañ doon dund si béy ak sàmm ëllëg li ngeen namm si fa amee dina soppi ñoom seen dundin ala kulli yàlla ngeen jël ko en compte avec des projets d'accompagnement yoo xam ne dina ñoom mën a jël en compte le changement bi ñu nar a dundi ëllëg waaw parce que seen environnement day soppeeku bu baax waaw ngeen jël loolu en compte bu baax waaw cette étude bi nag ñoo sur le terrain xam tous les villages environnants xam seen population ni mu toll en hommes, femmes et enfants ak li ñu doon vivre ngeen xool ci les projets d'accompagnement comment prendre en charge yooyu aspect dina wàññi amoindrir vraiment les répercussions négatives de ce projet là loolu dara laa leen di dénk di leen waxal ne ñun on est ensemble nous allons travailler pour que lii yëpp sotti jërëjëf. Oui, je crois que c'est une satisfaction, ce qu'on peut dire, parce que nous allons féliciter aussi d'abord le maire pour cette action. Parce que l'essentiel, c'est d'amener des partenaires. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les communes n'ont pas une certaine autonomie, mais il leur faut s'accompagner de ces partenaires pour pouvoir réussir leur gestion. Et aujourd'hui, c'est ce que le maire a fait. Et ils sont venus, ils ont parlé avec les populations, surtout les chefs de village. Là, je crois que c'est une démarche innovante parce que depuis, nous étions là depuis les autres PCR et tout ça, mais je crois que c'est la première fois que des partenaires se présentent et que le maire convie toutes les couches d'abord de la commune pour parler avec eux, demander les questions qu'ils veulent pour vraiment s'imprégner du projet en tant que tel. C'est vrai, cela va sans dire parce que la richesse, je crois que notre seule richesse c'est la terre. Et je crois que les gens des fois sont un peu réticents quand on parle de ces terres-là. Mais je crois qu'il ne sert à rien de laisser les terres et de les regarder comme ça, alors qu'on peut les rentabiliser et essayer de faire travailler les jeunes. Je crois que ça c'est beaucoup plus attrayant, c'est beaucoup plus bénéfique pour les populations, mais pour la commune aussi. Une satisfaction parce que vraiment, Talla Diagne, moi je le remercie parce que lui, il nous considère comme des alliés, comme des partenaires et il a un certain respect envers nous. Et je crois que nous le félicitons aussi pour ces actions-là. Parce qu'il ne fait rien sans pour autant nous consulter, nous associer sur ces démarches. Et je crois que ça, c'est du respect. C'est ce que veut le président aussi Macky Sall. Parce que pour ses partenaires, celui qui se dit apériste, partenaire du président Macky Sall, je crois que tu dois attirer tous les autres partenaires, les partenaires du Benno Bokk Yakaar, mais les autres qui veulent aussi soutenir le président Macky Sall. Je crois que tu dois les associer sur toutes les actions que tu es en train de faire. Et ça, c'est différent de ce que j'ai entendu ces temps-ci sur une station de la place d'un certain maître Djibril War. En parlant de Ousmane Tanor Dieng, il est parti même jusqu'à lui proférer des menaces. Et je crois que ça, c'est pas bon. C'est pas ce que veut le président Macky Sall. Je crois que nous devons être des collaborateurs. Nous devons le faire dans la sincérité, dans la franchise, mais aussi, comment dirais-je, dans le partenariat. Et je crois qu'il doit savoir aussi, lui aussi, raison garder. Et s'excuser même devant Ousmane Tanor Dieng, parce que je crois que Tanor a fait des sacrifices pour arriver ici aujourd'hui. Parce que je crois que ce n'était pas évident que le PS puisse soutenir Macky Sall, ne pas avoir un candidat, mais que Macky Sall soit son candidat. Donc je crois que Maître Djibril War a mal parlé et je crois qu'il doit se retenir et s'excuser même auprès de Tanor. Et Tanor mérite d'être encouragé, d'être soutenu pour ce qu'il a fait, mais ne pas lui proférer des menaces. Voilà. D'abord, li nga wax dañ koy rafetlu bu baax a baax comme ni ko Aada waxee rek
démarche bi nga xamante ne nii moom la ñu gis tey muy démarche bu nga xamante ni bu dal xel dal na xelu askan wi yëpp parce que tamit dañu wax ni maanaam nit ki loo koy defal te àndoo koog moom dafa mel ne da nga ko def ngir contre ko te yaakaar naa loolu monsieur le maire defu ko tey li muy def nii partenaire yi muy xëcc pour askan bi la te dafa ñëw boole ci askan wi waxtaan ñu xool nan lañ ciy waxtaanee ak lan moo ci avantage askan wi ak lan moo ci nga xamante ni moom mooy yoon bi ñuy jaar ba mën ci am réussite kon yaakaar naa muy lu am solo d'abord partenaire dañ koy rafetlu bu baax a baax en tant que jeune parce que jeune li mu bëgg yaakaar naa mooy liggéey kenn umpalewul ni jeunes yi li seen problème mooy problème emploi te partenaire rek ñoo la mën a indil tey ji ay projet yu nga xamante ne ni tey jeunes yi dinañ ci mën di liggéey muy générer emploi yu bëree bëri kon lii bu amee ci suñu commune day dal suñu xel dañuy tamit gën a am courage xam ni vraiment li nga xamante ni yéene nañ ko bëgg nañ ko ci monsieur le maire mu doxal na suñu politique jeunesse yaakaar naa mu ngi koy def bu baax a baax a baax loolu moom dañ koy rafetlu di ci kontaan te fas yéene ci ànd ak moom gunge ko ci. waaw sunu taxawaay ci mbir mi mooy dañoo war a nekk ñi nga xamante ne ni ay facilitateur la ñuy doon. facilitateur boo ko déggee comme par exemple tey dañoo war a nekk ñi nga xamante ne ñooy sensibiliser parce que ñun ay jeunes la ñu war a sensibiliser population wax leen exactement li nga xamante ne ni moom mooy njëriñu projet. parce que li ma wax sànq rek suur naay guddi na la ko sa loxo wax suur naay bëccëg na la ko sa bët wax projet bu dikkee wala partenaire bu dikkee da nga ko war a déglu mu expliquer la li nga xamante ni moom la indi boo ko dégloo ba pare di nga xam lan moo la ci jëriñ ak lan moo la ci du jëriñ boobaa laa di nga mën a téye wala nga rejeté au projet bi mais bu loolu amul lu ñëw rek nga ni baaxul lu ñëw nga ni partenaire nii nangam day tax yow lu baax dina la romb te doo ko yëg kon ñun li nga xamante ni moom mooy sunu taxawaay ci mbir mi mooy ñu sensibiliser population bi wax leen li nga xamante ni moom lañ war a comporté woo bu partenaire ñëwee ñu mën ko déglu waxtaan ak moom la cay njariñ ñu mën ko jël utiliser ko mais nag bu dee dañoo ñëw rek gumba tax ñu bañ a déglu kenn yaakaar naa li ñu bëgg duñ ko am kon en tant que jeune sunu position tey jii muy sensibiliser askan wi pour ñu gën a mën a xam nan la ñuy comporté woo à travers les partenaires. waaw jërëjëf xanaa sama xalaat mooy xalaat bi ma jëlee ci conseil municipal bi rek ndax kenn werantewul ni conseil municipal bu Thiénaba 46 conseils la waaye nag yàlla dafa dogal man la ñu jiital kon lan mooy sama rôle mooy Thiénaba jëm ci kanam Thiénaba jëm ci kanam li koy mën a gaawal mooy ay partenaires yooyu nag boo tëddee sa kër di leen xaar mën nga leen a bañ a gis ndax nag dañu wax ni Sëriñ Babacar Si dafa waxat ni sabab lu leen te bu leen sukkandiku yëngu ya loolu moo waral ma sol sama dàll dem wuti ay partenaires xam ngeen ni depuis 2014 ba léegi soo ko dee seet presque 5 fois wala 6 fois jël naa avion pour wuti ay partenaires waaye taxul dara sotteegul waaye ñii nag yàlla moo ma leen andil ndax day partenaires yoo xam ni danoo bokk bëgg-bëgg waaye partenaires yoo xam ni danoo bokk ndono ndax képp koo xam ni cosaanoo nga ci maam Ahmadou Ndaak wala laal nga ci dara soo duggee Thiénaba am naa yaakaar ne waa Thiénaba dinañ la dalal loolu moo tax bi ma demee ci ñoom ñu feeñu ma ni Thiénaba la ñu dëkk parce que kenn ki mook Ndey Marème Badiane ñoo bokk jenn ndey ki ci des di Moussa Ndiaye limal na boppam ni mu bokke waa Cekkeen ay waajuram ne fi ay bokkam ne fi mu dëkk Thiénaba waaye bi may leen di gëstu pour andi leen Thiénaba dañ maa nëbbut nungul maa wax loolu tey la koy soog a feeñal looloo tax nag sama xel gën a dal partenaires yooyu nag am nañ ci yaakaar ndax bi ma xalaatee pour dem seeti leen dama laaj chef de village yi parce que man bëgguma di dugg ci lenn loo xam day am coow lépp lu am coow rek man génn naa ci waaye am naa yaakaar ni ñii li nga xam ne moom la ñu def Dakar def ko Côte d'Ivoire sunu yàlla dimbalee ban defal ñu ko suñu commune bii néewuma day commune yu bari ñoo leen di raw waaye commune yu bari dinañ ñu wut a dam kon nag dañuy ñaan yàlla rek projet boobu muy sunu partenaires yi yàlla andi leen ci jàmm waaye yàlla bañ a tas sunu yaakaar ñun nag leenu man mooy sabablu dem wuti andil askan wi bu nu gisee lu leen doy ñu téye bu nu gisul leen doy ñu dellu wuti waat ndax loolu lan ñu fi tege waaye insaara bi du ñu jaay doole du ñu siif du ñu defe suñu kartan waaye du ñu defe suñu sañ-sañ ndax askan wi moo nu fal dañuy àndandoo ak ñoom rek seen bëgg-bëgg su yàlla dogalee mu sotti ñu xam ne lii la yàlla dogal bu yàlla dogalul mu sotti ñi dem wuti leneen rek du ñu bàyyi du ñu tàyyi parce que nag askan wi dañoo yaakaar. waaw loolu mooy li ma ni rek avant may dem di seeti partenaire dama jaar ci chef de village yi
parce que mu ngi concerné chef du village su Kër Yoro Sadio li ci ëpp xam ngeen ni boo ko dee seetaan wala nga xam histoire Kër Matar Fall suufam li ci ëpp Kër Yoro Sadio la kon su yoboo man sax ma ni Kër Matar Fall ci suufu Kër Yoro Sadio la nekk Kër Matar Fall moo digaloo si ak Xay Babal moo digaloo si ak Canaba mais moo digaloo ak Mbaba aussi mu concerné chef du village su Mbaba Fall Mbaba Diop waaye concerné Ngomen Ball parce que ñoom li nu bëgg nii suñu déparé dëkk yooyu yëpp da leen di laal parce que agriculture da ciy am loolu moo tax ñu invité wàlle chef du village su Ngomen Ball am naa yaakaar it ni mën naa am sax mu laal yeneen chef du village parce que nag nit ku ñuul li mu xamul mën na ca maandu waaye lu mu xam te mu baax sañ na caa tàbbi moo tax ñoom ñu ne dañuy commencé ci lu yam wan leen ban gis ak seen bët mais boobu yéeme ma bi ma gën a yéem mooy ndox mi nga xam ne dañ koy capté ci jaww ji lu ma gëm la waaye it lu ma jaaxal la ndax xaw ma ko te ñoom nee nañ loolu la ñuy defal incha rabbi jide yi lu ci kër rëy 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 den ca monter machine boo xam ni ndox ma nuy jariñoo ci jaww ji lañ koy jële loolu nag muy lu bees loo xam lu am solo la kon dañuy yaakaar ni rek lii nga xam ne moo ñëw tey te conseil municipal ubbi bunt bi jàpp naa ni daal incha rabbi dina suqali Thiénaba te loolu rek la ñuy ñaan ñaanuñu leneen ma tax ma di leen sant bu baax di leen gërëm di am yaakaar bu baax ci partenaires yi waaye di am yaakaar ci chef du village bi parce que chef du village bi population bi ñoo leen fa bàyyi comme ñun maire yi ak conseil municipal bi ñun fi population bi bàyyee ñoom itam chef du village bi noonu la ci population bi bàyyee te lépp luy njëriñul askan wi ñoom dañ caa war a ànd même bu leen arrangé wul ñoom dañ caa war a ànd ba gis loo xam ni dalul seen xel wala dalul xelu population bi ñu soog koo gàntu waaye nag loolu moom yaakaaruma ko ci lii. li may ñaax askan wi mooy ñi ngi commencé gis parce que nag bët li muy jariñ mooy gis waaye nopp it li muy jariñ mooy dégg xam nañ ni ñi nga xam ni ñoo doon wax pour mu yàqu du wan njariñu askan wi mais seen njariñul bopp ñoom lañ cey wut ndax lan la mooy ginnaaw dañ maa contre bu mu am résultat loolu lañ ci jublu woon mais ñoo la gën a xam ne baax na mbir nag da ngay dem ba tàbbi ca mu gaañ la gaañaale keneen nde ñi nga xam ñoo koy gàntu xamuñu sax nu mu demee mais ñii leen expliqué ñooñu ñoo waxul li am ba feeñ na tey moo tax ma teel koo arrêté ni ko nag li yàqan bëre mënut koo yàq parce que nag chef du village yi ñoom ñoo bëggal seen bopp ginnaaw ñoo bëggal seen bopp nag te ñoom ville bu bees lan soxla xam nga dëkkan naa koo wax mais ñu waxe ka neneen ni sax mairie bi foofu lañ koy yóbbu xam nga loolu mooy wax ji yàqu xam nga boobu wax moom boobu wax taxawul kii wax loolu yàq moo ko tax a jóg mooy wax bi jógaat tey koo xam ni ci conseil municipal bi la bokk mais bëggul résultat moom moo la gën a xam ni lii baax na mais bu sañan tey conseil municipal bi échec parce que àndu ci mais loolu nag moo taxan ñu yut korom bu nu wutee 46 conseil 46 depuis 2014 ba léegi conseil municipal bi 46 la mais su ma wootee réunion bu fekkee 40 moo teew bu compter dem 3 lay am doon kon boo amee 37 defe naa ne mosuma fee wata lu jàllul kon andiwuma lu bon parce que askan wi am nañ fayda ni lu ma leen andil te baaxul ñu delloo ko kon ma jàpp ni loolu nga xam ne mooy ay gàllankoor ñàkk xam la rek mais du sax du iñaan ñàkk xam la parce que ñi nga xam ne ñoo xam ñooy influencé ñi nga xam ne ñoo xamul parce que nit ki nag li mu xamul la nga ko ca wax rek lay mën a gëm loolu rek la mën a ne mais kenn ku ne xam na ne li ñuy indi ñun lu baax lay doon te insa rabbi lii kenn du ko mën a yàq dogal suñu borom rek moo ko mën a yàq. waaw deuxième étape bi mooy ñoom li ñu wax nañu ko nee nañu dañoo dikkan tey pour xool si ba xam li ñu yor attan na fi attan ngeen ko wala attanu leen ko li ñu yor mën na fee dem wala mënu fee dem nee nañu li ñu yor ñoom mën na fee dem comme deuxième étape bi ñoom suñu accès parce que neen études yi lépp du passé 3 semaines wala 1 mois te wax na ko nee na ñoom toujours benn bâtiment maanaam benn kër 400 mètres carrés benn bis lañ koy tabax te 3 personnes ñoo koy liggéey kon loolu liggéey bi mën naa gaaw loolu nag ñoom li nu taamu mooy danoo bëgg a wane seen bopp moo tax ñu ne du ñu jël lu bari li ñuy jëlandu mooy 1 hectare wala 2 hectares wane seen bopp ba pare ñu soog a nag continuer moo tax ma jaakaar ne li ciy topp
mooy ñoom ñoo ngi dem waaye ñoo ngi ñëwaat man mi ngi ko waxal nag xam naa ko bu baax xam naa ne incha allah bi ñoom suñu ñëwee li nu bëgg dina am parce que li nu yor pare nanu am na benn commune boo xam ne wax nañ ko ci biir ñoom bëgg nañ koo jël mais 2 hectares la ñu am te 2 hectares du place boo xam ne am na solo ñun nag li ñu tax am sens mooy 32 kilomètres aéroport autoroute à péage Ila Touba mais autoroute à péage Thiénaba Tivaouane xam nga loolu bénéfice la beneen bi ci mooy sunu suuf amul dogo amul xorom te ndox mi jigéen te amul ay montagne kon loolu moo tax bu ñu demee ba jëmi jamono ñi nekkan Dakar am na sax lu nu dëxëñ ci biir loo xam leeraluñ ko parce que cité yi am na ñoo xam ne pare nañu pour dëkk si Thiénaba cité yu ne day am tur ñoom pare nañu am fu ñu ko tuddee te ñooña jàpp naa ni ginnaaw jam ñaajo moo fi nekk ak fii te jam ñaaji gënalu leen jam ñaaji ku ne xam na ni baax na lool jigéen na waaye suuf si dafa am ban te fii nag suuf si amul ban te am naa yaakaar ni daal teel a wax baaxul nanu ñaan yàlla rek yàlla andi leen ci jàmm waa xam nga dañu wax ni ku aj toujours day bañ ku téen gis nga ñiy wax ci diggante coalition Benno Bokk Yaakaar wala ci allié PS wala AFP danoo bëggal ñoom ñu tafu ci ñoom mënuñu ko am coalition Benno Bokk Yaakaar bu yàgg ne bu président Macky Sall moo ko mën a am parce que toujours coalition day am mais gën gaa yàgg 3 mois 4 mois mais président Macky Sall depuis 2012 ba léegi coalition bi mi ngi dox ñoo ñuy dal ci kaw Ousmane Tanor Dieng wala ñuy dal ci kaw Moustapha Niass lanu bëggal lanu amul parce que lan lañ bëggan mooy ñoom ñu gën dem ci opposé wu mais nit kuy opposé da ngay opposé wu la jar a opposé wu mais opposition dëgg la mais boo gisee lu baax wax ko mais boo gisee lu bon it wax ko mais dara baaxul lépp a bon mënul ne te bala noo xam ni ñoom dara baax na ñu dem élection gis nga bu ñu demee élection dimanche ca ngoon la ñuy xam ni ñoom duñu dara. te Ousmane Tanor Dieng moom li ko président Macky Sall dénk mi ngi liggéey ci réew mi loo xam ni day liggéeyal sax député yi di liggéeyal ministre yi man xam naa ci dara. waaw li may tàggoo rek mooy di sant yàlla bu baax di sant population Thiénaba di sant Serigne Thiénaba waaye di sant conseil municipal u Thiénaba surtout nag Adama Diop parce que Adama moo fi nekkal Ousmane Tanor Dieng mais ni Ousmane Tanor Dieng def ci Macky Sall noonu la Adama def ci sama wet di liggéey bu rafet mais te dégluwul kuy yàq dégluwul kuy wax kon Adama ñu ngi lay ñaanal yàlla dolli sa sutura mais ndombay tànk yemul ci ak maire ndombay tànk yemul ci ay député mais la doomu Adama yi am Adama yéene naa mu am te it maa ngi ciy xeex te du ma noppee di ci xeex parce que nag gor moom gor rek koy fay Adama ni ma tafoo ci man li ma man mooy lépp loo xam ne président Macky Sall da koy joxe te jaar ci man yàlla xam na ne au conseil bii ma yor mi ngi nii su fekkee ne man président néewul maire yi la koy jox Adama laa koy jox parce que moom laa proposé ba defar dossier am kon xam nga ni yéene naa ko lan moo tax ma yéene ko mooy li mu dikk ànd ak man ci askan wi bëgg a liggéey kon yeneen yi ci des jërul topp en tout cas daal tontonte bi jaru ko ñun ñu ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci APR waaye dama ne xaw ma ban commune waaye commune u Thiénaba coalition Benno Bokk Yaakaar dina ko gagné 95% man nag maa ko wax parce que li tax ma wax ko nag xam naa ko te it maa ngi ci biir nit ñiy liggéey lépp luñ soxla maa ngi ci seen biir kon président Macky Sall toujours damay wax ne xelam dal en tout cas nekk ci politique wala nga nekk ci parti amoo lu la naqari mënul ne parce que lépp mënta baax mais lépp mënul bon waaye man lépp lu ma loo xam naqari na ma wala metti na ci man muñ naa ko ngir président Macky Sall incha allah bi dañ ko fal premier tour incha allah bi fii ci commune Thiénaba maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp encore une fois di sant presse bi di sant senes bi nga dan mi ngi sama wet di sant jigéen ñi bon di sant ndaw yi di sant mag ñi en tout cas daal commune Thiénaba département Thiès mënuma leen a fay te en tout cas bàyyi la xel ni partenaires yi du yem commune Thiénaba incha allah bu ñu commencé damay invité sa commune yi nga xam ni daa nekk sama arrondissement li ñuy def fii ñu def ko foofa parce que yoon dañuy liggéey di law kuy dem bu Côte d'Ivoire dafa liggéey sa réew du ma ta wax maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu